ah lu xew ci dëkk bi ah lu xew ci dëkk bi jëlee fi lu yàq dëkk bi jug leen ñu defar dëkk bi jug leen ñu defar dëkk bi jëlee fi lu yàq dëkk bi ah lu xew ci dëkk bi ah lu xew ci dëkk bi jëlee fi lu yàq dëkk bi. salaamaaleykum ku nekk foo mënti nekk dinañ la fa fekk ne la jàpp loxo ñu ànd bëgg xal wekk dëkk bi kenn mënuñu bàkk rek dëkk bi dañ koy defar ba mu rafet taaru jekk ku ko bañ ñu coob la lekk ku lu Daaru Salaam ñëw ci émission lu xew ci dëkk bi ñu ñëw ci Ramadan weeru koor waaw bisimilah léegi Ramadan weeru koor nag moom bu ñu tàmbalee ñëpp xam nañ ni dafa doon weeru ba nga xam ne dafa mubaarak la maanaam weeru ba nga xam ne dafa barkeel weeru yàlla la léegi nag bu ñu nee bëreet gars yi commencé bàyyi boîte yi bàyyi xam nga dansin yi bàyyi sabar yi bàyyi lépp la nga xam ne ñaawteef la de waaw loolu bu baax la parce que conférence yeeg yooyu da ngay gis ñu commencé di joxe ay carte d'invitation ak ay soutien def ay conférence di wax ci diine ji xam nga bu ñu demee ba ci ganam gars yi commencé xam nga bàyyi restaurant yeeg yooyu mais 10 jours après boo demaatee ci restaurant yi gis gars yi commencé ñëwaat xam nga loolu tamit da ngay reeba tas 10 jours après gars yi restaurant yi ba ñu defee reportage gars yi da ngay fees ci restaurant yi commencé di ñëwaat ulcères yi commencé génn estomac yi commencé génn te loolu noonu dañoo lépp c'est pas normal parce que weer ba nga xam ne da nga ko war a weeral suñu borom parce que bis yi am na bis bu ci gën muy vendredi weer yi am na weer bu ci gën muy weer ba nga xam ne nii weeru ramadan la ba pare guddi am na guddi gu jën mooy gudd laylatul xadri yàlla suñu borom dëxañaat ko ci biir muy guddi leelatu xaddi guddi gën ci guddi dinañ ñëw ci guddi googu léegi nag li ma wax mooy weeru koor dafa am ay ngëneel weeru koor ramadan dafa am ay ngëneel yi nga xam ne da ngaa war a ragal yàlla da nga war a jaamu yàlla weeru yërmande la ngëneel yi nag sans plus tarder ñu dem xool tampon ñu dem ñëwaat tak jàmbaar waaw yaay jàmbaar doomu ndey yaay jàmbaar wa yaxshawnak wala yaxsawna ahadan siwaaka wa kafa billah hasiban kon mbokk yi maa ngi delluwaat ak yéen baaxe leen maanaam lu ñuy wax faidatu shahru ramadan njëriñu weeru koor parce que li ngeen jàppee koor ak lu ñu soxla ci koor defe naa ute na ak seen i jubluwaay waaw ute na trop mu bëgg leen ci baaxee ci lu gàtt rek ñu xool lan moo tax weeru koor taxaw lan moo tax yàlla digal koor lu tax ñu digal ko aaya baa ngi koy firndeel qaala allahu taala ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun sadaqa allahu alazim lan la yàlla wax subhanahu wa taala ay yéen ñi gëm faratal nañ ci yéen woor faratal nañ ci yéen koor kon nuñ ko faratalee ñi leen jiitu lu tax pour ngeen ragal yàlla kon objectif bi yëpp lan la mooy ragal yàlla allahu akbar xoolaat leen li ngeen di def yàlla soxlawul lenn lu dul maanaam boo leen jógee ci koor gi ngeen bàyyi lépp li nga xamante ni sofaan la woon yeneen toog bu ñu ne weeru koor ngeen aj sabar yi bu ñu ne weeru koor dansi ngi tëj bu ñu ne weeru koor ñëpp a commencé muuru jàkk yi fees ñi di dimbalante seeni biir invité ndogu yi dàqante mais loolu la yàlla soxla loolu mooy doxal adduna ñaata at nga woor yow sama frère ñaata at nga woor yow sama sœur ñaata at nga woor yow sama doom ana sa ragal yàlla bi yàlla soxla la'allakum tattaqun anam yanay woor weer bi ba mu jeex tak tëj seen gémmañ doo leen fen doo leen jëw doo leen njaaloo doo leen naan sàngara doo leen def naka su dul noonu koor gi jeex takk ngeen delluwaat ci lépp lu ngeen nekkoon allahu akbar yenay nekk ci jàkk yi yenay nekk ci dancing yenay nekk ci mbedd mi yenay njaaloo yenay sàcc yenay jaay sàngara yenay jaay drogue yenay nekk ay lesbienne ay góor jigéen ngeen ne woor ngeen wooru koor weeru koor wallahi alazim da ngeen di sonal seen bopp
ñaata ngay tooge ay ati at chaque année ñu nattu la benn weer ba tey munoo réussir sa examen boobu examen la fu rëy sax yàlla kenn du ko fenloo bés ba dana jot mu ne la waaw yow weeru koor daan nga fen weeru koor daan nga njaaloo nga ne ko déedéet lan moo tax munoo continuer ci loolu kon yaa ko tey li ngay def kon boo gisee ma baaxee leen ci lii parce que dama xam ne ñu bëri xamuñu lu tax a jóg weeru koor ñu leen nax naan joxe ñam ak joxe dangam ak nangam joxe defal fii ak naafile ci jàkk yi ngeen di jooy fukki fan nañ jéggal fukki fanu yërëm fukki fan dugg arjana dañuy tëj buntu safara dañuy tëj buntu nangam buntu safara musta tëj buntu arjana musta tëj benn du ci tëj bàyyi leen yooyu du loolu moo tax a jóg weeru koor la'allakum tattaqun la yàlla wax ndax ngeen ragal boo leen ko defee weer jeex na waratoo def bakkaar waratoo tooñ waratoo def lu bon waratoo wax lu bon waratoo yéene nit lu bon waratoo liggéey nit waratoo sàcc alalu askan bi da nga war a jub xocc loolu moo tax a jóg weeru koor allahu akbar fexe leen ba boo leen ci jógee ngir yàlla te yàlla tax ngeen bàyyi ngeen continuer ci dëgg ngeen continuer ci dëgg jàmm rek ngeen di am yàlla binduñu pour ñu doon ñi nga xamante ne ay golo la ñuy doon di def naka su dul noonu yàlla daf ñu respecté wala kat karam naa bani adam adduna bii ñëw ñu fi pour dem safara ñun waruñoo dem safara c'est pas normal du yoon safara du pour jullit te boo toppee li yàlla wax nga doon jullit jullit mooy kiy muccal nit jullit mooy kiy jàmmal nit jullit mooy ki baaxee nit jullit mooy kiy dimbali nit ndax ñun buñ ko nekkee danañu am problème loolu mooy symbole weeru koor pour ngeen doon ay jullit la'allakum tattaqun pour ngeen doon ay jullit boo xoolee weeru koor lépp nga ca xeet yu baax yëpp nga ca allahu akbar kon fexe leen yu baax yu doon def ci weeru koor bu jeexee ñu continuer ko bu ko defee jàmm am yal na leen yàlla defal jàmm ma baaxee leen loolu rek xam ne samay waay ngeen waaw ñu bëri nag xamuñu ndeysaan xoolal coono gi ngay am ci weeru koor ba dee dem safara subhanallah waaw yal na ci yàlla musal yal na ci yàlla musal nit waru te yéene moromam lu bon jaza jàmbaar waaw waaw yaay jàmbaar doomu ndey yaay jàmbaar bomb éclate di bomb buy éclate ñëw al wàccee bomb yow bu ku ñu tëree defar dëkk bi ñu dugal la ci tomb ku lu Daaru Salaam borom Thiès ñu ñëw ci ngëneel bañ jàll ci ngëneelu weeru koor ñu ñëw ci ngëneelu koor parce que jëri yi jàll nañ ci ngëneelu weeru koor ñëpp xam nañ alxuraan ci weeru koor la wàcc ñëpp xam nañ ni naafile Serigne Souhaïbou bu yooyu noonu boo koy def ak na yeneen naafale yi yàlla da lay fulal da lay dubleel maanaam lépp lañ la doon fay ci mënul weeru koor buñ la koy fay ci weeru koor maanaam dañ koy waaye multiplier par 10 ñëpp xam nañ kon ngëneel weeru koor day doon weer bu barkeel moo tax ñu ne weeru yàlla parce que kenn ku la war la woon ku dul yàlla doo ko nangu xam nga léegi nag weeru koor tamit da lay indil ay wérgu yaram da maanaam da lay soigné day traité sa yaram ba nga xam ne nii loolu docteur yi dañ ci ñëw ci kanam kon ñu dem xool su tampon dem ñëwaat xool ngëneelu weeru koor explosion tampon ñu jox la élément yu gën a tàng bombu kanaw jërëjëf ngëneelu koor bari na lool ndax koor mooy weer woo xam ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala da cay jéggal ay jaamam ñu ne ngëneelu koor doyoon na ci rek ñu ne alquran ci la wàcc loolu rek kese fekkoon weeru koor lambuhu dara loo mooy weer la woo xam ne yàlla wàcce na ci alquran rek doyoon na sëkk te yàllaa ko wax sa ramadan alladi unzila fi alquran hudan linnaas waaye wa baynatin min alhuda waaye wal furqaan yàlla nee na weeru koor weer la woo xam ne maa ko wàccee ci biir weeru koor alquran waaye alquran moom yàlla indil ñi ci biir koor yàlla nee na wa bayyinatin min alhuda dafay jubbante nit ñi teg leen ci siraatal mustaqim yëgal kat nit mënut a jub mukkuti alquran ñëwul dinaa di wax ne réew mi ak adduna bi léegi li tax duñ mën a am jàmm mukk mooy dañoo atteewut ci alquran
moo tax gis nga kon ngëneelu koor bokk na ci alquran mi ñu jox te alquran mi ñu jox nekk nit mënut a jub mukk sans alquran moo tax yàlla nee na alquran huddan la li naasi waaye wa bayyinaati minal huda dafay leeral njub kon doyoon na sëkk ci alquran waaye du loolu rek weeru koor la weer la woo xam ne mooy weerul barakati weeru barke boo demee ci borom xam-xam yi bu ñuy taawil baat bi sax nee nañ bokk na ci weer wi sax boo seetee baatu sawmu ramadan dafay firi turu yàlla ndax da ngay gis yàlla di wax ci alquran ne sahru ramadan boobu kan la yàlla la ñu ne moo tax boo demee ci turam yi bañ koy tagg koor da nga déggee ñu tuddee ko sahru laay weeru yàlla kon ndeke bokk na ci ngëneelal weer wi mooy yàlla jagoo gim jagoo weer wi wane ne weer wi sama weer la te xam nga yàlla weer yi yëpp moo leen moom waaye moom gim leen moom ba pare dee jàllat bi koor wane ne weer wi sama weer la loolu dafa joxaat koor beneen ngëneel weeru alquran la waaye weeru jàng alquran la kon weer la woo xam ne bu bëri ngëneel la weer woo xam ne boo sàbbalee yàlla fay weer woo xam ne boo sonnoon di nalaw sax nalaw yi ngay nalaw yàlla da koy mujj sopp ay tasbiyaat mooy ay sabbal kon dëgg-dëgg caam weer la woo xam ne bu bëri bu ñu waat xaat këf maay ku waxaat ku ñu teree defar dëkk bi dañ lay fàtte ku ñu Daaru Salaam borom Thiès lu xew ci temps bi léegi bu ñu jógee ci lu ngëneelu weeru koor njëriñu weeru koor léegi dañuy ñëw ci lu yàqu koor parce que ñëpp xam nañu lekk day yàqu koor kenn du woor ba pare di lekk boo juumee lekk sa koor yàqu na ñu ñëw ci naan day yàqu koor ñu ñëw ci lépp lu nga xam ne day jaar sa bakkan wala mu jaar sa nopp ngay sangu wala dara te tayoo ko koor boobu noonu danga koy fay mais da ngay continuer sa koor quoi léegi ñu ñëw sëy ak sa soxna wala sëy ak ku du sa soxna waaw wala ay jege koog def la ba da am lu génn loolu moom sa koor yàqu na xam nga ñu ñëw ci xam nga yi ñu sib am na nga xam ne ay tux ak yooyu noonu dañ koo sib ay fóonanteeg ay yi nga xam ne nii yooyu du yàqoon mais sa bakkaar day wàññeeku léegi ñu dem tampon explosion dem ñëwaat yu gën a élément yu gën a saf bombu canon boum. mbokk mi dafay laajte lan mu yàqu koor am na loo xam ne boo ko defee sa koor day yàqu waaye am na loo xam ne boo ko defee sa koor du yàqu waaye sa yiw wi la yàlla dafay wàññeeku moo tax yonent bi ni na ngeen bàyyi xel ci li leen yàlla digal bàyyi xel ci li leen yàlla araamal tere ndax bëri na ku woor ba koor ga jeex nga ànd sa jeex tàkk te amoo sa lu may ak xiif ak mar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax bokk na ci li yàqu koor mbokk yi lépp loo xam ne jaar na ci sa nopp wala mu jaar ci sa bakken wala mu jaar ci sa gémmiñ ba àgg ci sa biir sa koor dog na mbokk yi bu fekkee ne loolu yaa ko tey da ngay kafaara bu fekkee ne loolu tayoo ko boroom xam-xam yi nee na da ngay fay bés boobu bokk na ci li yàqu koor lekk da yàqu koor naan da yàqu koor ak jote ci bëccëgu weeru koor moo xam sa soxna nga joteel wala ku dul sa soxna moo xam ci awaraam nga jote ak moom wala ci ginnaawam moo xam loolu ngay jote luy dund la wala lu dee la lépp tabarakallahu boo ko defee du yam ci yàqu koor waaye day àgg ci nga tuub say bàkkaar ba noppi yàlla teg la daan bu rëy te mooy li nga xamante ne bi mooy kafaara waaye mbokk yi am na ci loo xamante ne bi du yàqu koor waaye day wàññi say yiwu koor te mooy koor di jëw boo wooree nekk ci deru jàmbur lépp loo woor yàlla da ko koy jox koor di fen ak koor di rambaj di yàq ay diggante loolu lépp day wàññi li nga xamante ni bi mooy yiwu koor amma koor di lido nag mbokk yi bu fekkee ne lido ba danga see teg xaalis dafa arram tifaaxan te man tey day yàq sa koor bu fekkee ne lido bi tegoo ci sa xaalis nekk ci rek su boobaa dañ kaa sib ndax lépp loo nekk te du la juróom tuyaaba rek jàppal ne dañ kaa sib te yonent bi waxoon na ni na ngeen wattandiku lu ñu sib ndax lu ñu sib kat moo leen di yóbbu sa lu xaraam kon tabarakallahu jullit boo wooree rawatina weeru koor da si war a profité jàng alquranul karim yor kulusam di zikar di def salatu ala nabi di def astaghfirullah di profité si weeru koor yi ndax yàlla jéggal ko ay bakkaaram ndax weeru koor yi bu sellee diggante weeru koor yi ak weeru yi di ñëw lépp la si def si bakkaar yoo xam ne tayoo ko wala mu njumte yàlla dina la ko jéggal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
ba ñëwee ci ngëneelu weeru koor ñëw ci lu yàqu koor ñëw ci xam nga ngëneelu koor léegi nag dañuy ñëw ci feebar yi parce que ñëpp xam nañu feebar yi nga xam ne gars yi dañ koy taxawantoo naan ay ulcère ak biir yu métti ak yooyu loolu dafay bari gars yi bu nee tak gars yi commencé di woor bu ñu demee tuuti ñu ne ma damaa feebar te yàlla mi la sant weeru koor ba nga xam ne ni moom moo lay teg feebar yàlla moo la worloo kon nañ góorgóorlu di weeru koor ba parce que weeru koor guddul léegi nag santé ak weeru koor dafa doon affaire ba nga xam ne nii gars yi dañ cee wax ne koor boo koy def maanaam day dindi feebar yi nekkul sa yaram de ce fait que mooy tension yi nga doon am tànk yu métti ak yooyu yëpp parce que koor dafay dindi cholestérol maanaam graisse yi nekk sa yaram obésité parce que da ngay waañ da ngay jeex bu naturel waaw ba pare looloo tax yàlla du ko digle genre maanaam 12 mois yi boo lekkee 11 mois yi kay benn weer bi xanaa nga mun koo woor te woor boobu noonu day defar yàlla lu mu def rek maanaam gëneel la si ñun ba pare dañuy kii ñu dem tampon tak daal di ñëwaat xool médecine santé ak weeru koor. dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa dëkk bi tàkk na jëppe li ñoo ko gisandoo waa dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa. Bonjour tout le monde, parlons utile, parlons santé. Alors aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet d'actualité qui est votre santé au cours du Ramadan. D'abord, nous allons vous dire comment faire pour avoir une alimentation saine lors du Ramadan. Puis nous vous parlerons de certains cas particuliers tels que les sujets vivant avec le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabagisme, l'insuffisance rénale et même les maladies cardiaques. D'abord, comprenez que l'un des buts du Ramadan, c'est de nettoyer votre corps. Mais certaines personnes ont la mauvaise habitude de salir leur corps le soir, car ayant tendance à se suralimenter tout au long de la soirée. Alors, quels sont les aliments qui rajoutent des toxines à votre corps? Eh bien, c'est tout ce qui est trop gras, trop cuit, trop raffiné et bien sûr tout ce qui est chimique. Il vous est recommandé de prendre 3 repas. Le premier repas pris à l'heure de la rupture du jeûne. Et pour ce repas, il est conseillé de rompre avec un aliment sucré tel que les dattes, du lait, du café, de boire suffisamment d'eau, mais pas d'un seul coup, d'éviter les aliments riches en sel ainsi que les aliments très sucrés. Il faudra diminuer la consommation de boissons gazeuses. Vous pouvez tout de même prendre du pain, mais n'en prenez pas beaucoup, car si vous en prenez beaucoup, vous risquerez de prendre votre dîner à une heure trop tardive, ce qui ne vous est pas recommandé. Le deuxième repas, il ne doit pas être copieux. Il est préférable de débuter par des crudités de légumes et manger ensuite un plat de poisson ou de viande blanche, toujours associé à des légumes. Prenez des fruits et boire suffisamment d'eau et même des jus de fruits naturels. Et pour ce qui est du troisième repas, il s'agit du repas précédant le jeûne. Ce repas donne à l'organisme l'énergie nécessaire pour éviter tout état de déshydratation ou de faim pendant la journée. Donc, doit contenir des aliments à digestion lente, comme le pain, les pâtes et les féculents, sans négliger le lait et ses dérivés. Parlons des cas particuliers. Le jeûne chez le diabétique. Le diabétique doit-il jeûner? Cela dépendra du type de diabète, de l'équilibre glycémique et de la présence ou non de complications. Donc, si vous êtes diabétique, nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant avant de commencer le jeûne, afin qu'il puisse évaluer votre état de santé et vous dire si vous pouvez jeûner ou non. Le jeûne et les maladies cardiovasculaires. Durant le jeûne, le cœur se repose, ce qui aide les malades du cœur bien stabilisés à améliorer leur état de santé. Et chez ces derniers, le jeûne se fera sous l'autorisation du médecin traitant. Le jeûne et les maladies rénales. Ces derniers peuvent jeûner sous l'autorisation de leur médecin. Cependant, il leur est conseillé de prendre suffisamment de liquide, de bien s'hydrater au moment de la rupture, d'éviter la chaleur et les efforts épuisants. Le jeûne et le tabagisme. Pendant le jeûne, le fumeur ne touche plus à la cigarette pendant 15 heures ou plus.
C'est pourquoi les fumeurs peuvent saisir cette occasion pour arrêter progressivement de fumer. Donc, en résumé, au cours du Ramadan, gardez des horaires de sommeil constants, faire de la marche après la rupture du jeûne, respecter les 3 repas, boire suffisamment de l'eau, consommer plus de légumes, manger plus de fruits, éviter les boissons gazeuses. À la place, il faudra préférer les boissons naturelles. Éviter les aliments trop gras ou trop cuits. Et si vous êtes malade, ayez l'autorisation de votre médecin traitant avant de commencer le jeûne. Le Ramadan est l'une des meilleures cures de détox du soir. Alors, profitez-en pour nettoyer votre organisme. Le Ramadan débute demain. Pendant un mois, les musulmans pratiquants devront arrêter de manger et de boire avant l'aube et ce jusqu'à la tombée de la nuit. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Un mois à ce rythme-là, c'est forcément éprouvant pour l'organisme. C'est le bon mot, c'est une épreuve physique et mentale, surtout si les conditions climatiques avec de fortes chaleurs aggravent le risque de déshydratation. Et puis la longueur du jour, les jours rallongent l'été, font que le jeûne est sur une longue période, plus de 10 heures, et ça peut mettre à rude épreuve le corps et le mental. Alors, ceux et celles qui font le Ramadan n'ont le droit ni de manger ni de boire, on le disait. Ne pas s'hydrater alors qu'il fait chaud. Comment tenir le coup? Comment se protéger? Il faut boire par exemple plus que la soif? Il faut s'hydrater, il faut éviter la déshydratation et donc s'hydrater un peu en réserve pendant les périodes où il y a une rupture du jeûne. Oui, il faut boire un peu plus que d'habitude et puis il va falloir éviter de se déshydrater, donc éviter les sports intensifs, éviter de s'exposer aux fortes chaleurs. Et pour les plus fragiles, les gens malades, les gens avec une pathologie chronique, eh bien ça fait partie des exemptions du Ramadan. Pareil pour les futures mamans, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Et en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de diabétiques, 50 millions de diabétiques qui sont musulmans et qui pratiquent le jeûne chaque année. Il faut le faire sous encadrement médical, consulter son médecin avant de se lancer dans cette épreuve d'un mois. Est-ce que jeûner comme ça ne fait pas du bien à l'organisme, comme une sorte de détox, docteur? Alors oui, c'est même un peu la nouvelle mode, ce jeûne intermittent. Alors pas forcément sur une période de 1 mois, mais c'est vrai que les effets sont positifs et notamment quand on regarde les études pendant 1 mois de Ramadan, eh bien à l'issue, il y a une diminution du cholestérol, une diminution des triglycérides chez les hommes, une augmentation du bon cholestérol, le cholestérol protecteur, le fameux HDL chez les femmes, et puis il y a une diminution du poids qui peut reprendre après l'arrêt du Ramadan, mais en tout cas, il y a plutôt des effets positifs, y compris sur le système immunitaire. Si on se sent mal, qu'on tourne de l'œil pendant le Ramadan, l'urgence c'est quoi, docteur? L'urgence, c'est de se resucrer et de se réhydrater. Donc, bien sûr, s'il y a un malaise, s'il y a des signes de mauvaise tolérance, de déshydratation ou d'hypoglycémie, notamment chez les patients les plus fragiles, il va falloir bien sûr manger, corriger cette hypoglycémie. Et puis, parfois, c'est simplement une fatigue, un malaise vagal. Donc, le fait de se reposer, s'allonger, surélever un petit peu les jambes, les symptômes devraient s'amender et tout devrait rentrer dans l'ordre. On casse le jeûne, s'il y a un malaise ou un problème de santé? Oui, s'il y a un malaise, notamment hypoglycémique, il faut casser les jeûnes, bien sûr. C'est une période où vous voyez plus de monde aux urgences, le Ramadan? C'est une période où on voit plus de monde, ou en tout cas plus de patients diabétiques qui ont des complications liées au Ramadan. Et juste quelques conseils à la fin, à la rupture du jeûne, il faut se resucrer, donc prendre des sucres rapides et des sucres lents pour refaire les réserves et faire attention à cette hypo et cette hyperglycémie. Attention aux produits gras aussi, éviter les briques le soir, plutôt des sucres rapides et des sucres lents. Les urgences, il les connaît par cœur pour y passer une partie de ses nuits. Le matin, il est avec nous pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzek de retour à 7h-5 demain. mu ñëwaat xaat këf maay ko waxaat ku ma teree dëkk bi dama lay faat raktak élément yi day gaaw taf mu dem ñëwaat ñu ñëw ci toogu ndogu Jurbel def naa fa ay at fekk naa Baye Fall yi maanaam maam kër Cheikh Fall bi nekk foofu noonu gars yi dañuy togg ay milliers de nag ay junni nag di xoolal di rey ay xar ay bëy di ko teg ci ay camion xoolal di dem di ko yóbbu parce que liñ la wax am na ku ñëwoon ci yonent bi fekkoon sallallahu alayhi wasallam ci jumaa ji ku fa nekk saa bu ñëwee rek fekk ko fa mu ne ko yow lan ngay dundee mu ne ko man li may dundee mooy ñi nekk ci biir ñoo may jox lu muy dundee mu ne ko ñoo la gën kon ku weer ba woor ba ngoon jot nga di ko jox ko benn tàndarma mu ndogoo ko kooku noonu yow mi woowul sax ëppale woo ko kii moo tax li bu Faal li di def dañuy man loolu exemple bi may joxe mooy nit ñi dañoo war di ci jumaa yi jàkkee dee nañ jox ay ndogoog yooyu noonu mais nañ ko yokk da ngay taxalool kër gis ka nga xam ne néew doole la nga dimbali ko te yàlla tax di ko jox xam nga lu weeru koor bi la nga xam ne nii mën naa ndogoo weeru koor loolu maanaam tuyaaba yu dul jeex la parce que weeru koor loo ci def ngëneel li day yokk kon ñu dem tampon boom explosion élément yu gën a tàng bomb canon dëkk bi tàkk naa lii nekk si joxa dëkk bi tàkk na jëppee ñu ñoo ko gisandoo dëkk bi tàkk naa lii nekk si joxa
atum 1954 ba nëgë ni njabootuk Chérif Assane Fall ñoo ngi wéyal ndigal loo xam ne soqeekoo na ci Cheikh Ahmadou Bamba ñu doonoo ko nag ci maam Cheikh Ibrahima Fall mu jëm ci togg ay ndogu diirub weeru koor gi. 1954 nag ci la Sëriñ Fallu woo Chérif Assane Fall ne ko ndogu yooyu Sëñ Tuubaa santan saabaay Cheikh Ibra jox naa la ndigal nga di ko togg waaye dee ko togg ajjuma ba aljuma loolu 1954 la Sëñ Fallu sant ko Chérif Assane Fall li waral ajjuma yi. ndigal loole nag séq ay jéego rawatina biñ àggee ci xilaafa ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. 1984 la Sëñ Abdoul Ahad daal di woowaat nag Sëñ Amdi Xadi ne ko nag ndogu isa baay daan togg ci ndigul Sëñ Fallu lu mu fiddalee ndigul Sëñ Tuubaa ajjuma ba ajjuma dee ko togg Sëñ Amdi tàmbali koo togg ba mu ko tàmbalee togg nag benn bis la ko togg fukki ndab ak ñaar moom Sëñ Amdi Xadi barkeeloo ca liggéey maamam benn bis laa wax ne benn ajjuma waxuma koor gépp ajjuma ji dee su ma yokk di ko yokk nag di ko yokk ba nëga ni Sëñ Amdi Xadi Fall ni lu waay yokkul yaa ko wàññi. matuwaay yu mat sëkk lañ jël nag ngir yéwénal liggéey bi moo ngi dooree ci lewatal gàtt yi ba keroog ñiy noppi togg yi. ci takkusaan la ñu tàmbali tër nag yi lewetal leen ñu fees ko toj ko def ko ci bool ginaar yi ñëw jóge Dakar ñu rangal leen def leen ci ay bool bu ñu demee ba ay 1h du matin ñu rappel woo jigéen ñi ko togg jox leen kenn ku ne deñ la jox diw ba koy togg ak soble ba koy togg ak lu koy safal lu ne luy safal ak togg luy baax ci am ñeex jox la ko jox la matt mi koy togg pomme téere ci lu ànd ndax du ko am ndawal kese lay doon jox la sa cin nga dem togg. ginnaaw waajtaay nag ak togg bi ay téeméeri bool dinañ leen indi ci ëttub kër Serigne Amdi Khady Fall ngir ab saytu gu mujj waaye itam soññee laata woto yi di départ. kon ba sañoon lu ko nit ñi naw moom lu mu xeeb la ba sañoon dey ba nga fa wàccee kenn ku ne man caa jot yéene moom ëpp na foofu li man rek moom lay def mu bëgg nag nii mu ko ànd ak yéen ngeen jàppe ko noonu mu ciy ñaan sunu borom dimbaleen mu yegge noonu. jëmuwaay gi nag du fenn fudul Touba ci peggub xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa dëkk bi tàkk na jëppee li ñoo ko gisandoo waa dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa raak tak mooy ñëwaat xaat këf mooy bu xaat ku ma teree defar dëkk bi dama lay faat mu ñëw ci suukaru koor nag dafa doon la nga xam ne man mii dama joxe suukaru koor parce que suukaru koor mooy da nga mooy gis nit nga dimbale ko ne ko jàppale ko ne ko suukaru koor xam nga léegi nag gars yi dañ ko jël def ko phénomène ba nga xam ne nii ngistal da cee am te ngistal lépp lu mu dugg rek yàlla da ciy retiré wu parce que looy def da ngaa war a def te yàlla tax pañe yi baax na mais pañe yi nga xam da nga koy def di ci xam nga mooy loolu bu fekkee day dëgg a sëy jël benn enveloppe moo jox ko xam nga mais suukaru koor dafa doon phénomène ba nga xam ne nii gars yi dañ cee bokk ngistal bi daal bu ci génnoon dana doon la nga xam ne idée de partage la quoi te partage dafa baax jàppale dafa baax ñu dem tampon rak teg ñëwaat xool suukaru koor. dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa dëkk bi tàkk na jëppee li ñoo ko gisandoo waa dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa. Soukourou Koor, une tradition bien sénégalaise qui consistait autrefois à offrir du sucre à sa belle famille ou même à ses proches pour les besoins du Ramadan. Aujourd'hui, cette tradition a évolué et les femmes mariées vont jusqu'à faire des cadeaux divers, des tissus, de l'or, de l'argent, en plus de produits alimentaires. Les paniers de goût, il y en a pour 20 000 francs, 30 000, 40 000 et même 50 000 francs CFA. Les femmes l'achètent pour offrir le soukourou koor à leur belle famille. Depuis qu'elle s'est mariée, Fatou prépare chaque année le panier pour sa belle-mère. Elle fait partie de la plupart des femmes qui approuvent la pratique. Malgré la consistance de la facture, elle estime que le jeu en vaut la chandelle. Ce panier, je l'achète pour ma belle-mère car leur faire plaisir est essentiel pour avoir un bon ménage. D'autres femmes considèrent cette tendance beaucoup trop exagérée parce qu'elle instaure de nouveaux paramètres de considération sociale au sein de nombreux ménages.
Pour celles qui n'ont pas les moyens et qui veulent coûte que coûte acheter le panier de goût, je leur conseillerais de ne pas le faire. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Il faut dépenser selon le budget qu'on a. Pour le sociologue Tamsir Seck, offrir le secours au corps n'est pas une règle, mais une contrainte dont l'objectif principal pour la femme est de sauver son honneur dans le foyer conjugal. Ça entraîne énormément de problèmes parce que ça devient une contrainte pour certains, ça devient un objet de rivalité entre des co-épouses, ça devient source de conflits et de tensions à l'intérieur des familles et ça dénature complètement la symbolique qui était associée tout simplement à cet acte-là. Un défi que les femmes sénégalaises se tuent à relever chaque année et le secours au corps, dont l'objectif originel était de recevoir en retour la bénédiction de sa belle famille, semble aujourd'hui complètement dévoyé. yow wàccak ba ñëwaat xaat këf maay ko waxaat ku ma teree defar dëkk bi dama lay faat ma ñëw ci denrée de première nécessité yi koor gi bu ñëwee gars yi dañuy yokk denrée de première nécessité maanaam dañuy yokk diwlin ceeb suukar maanaam yokk lépp maanaam événement boo gis korité gi xam nga après koor gi rek korité gi la gars yi dañuy yokk paas yi tabaski bi ñu yokk mais commerçant yi lan mooy seen problème yéen moom temps bi léegi lu am rek ngeen yokk lii moo tax gars yi Auchan yi ngeen grande surface yi gars yi bu ñu fi ñëwee gars yi di fa dem boo demee ñoom dañuy wàññi sama sœur temps dem na di jënd ba tàndarma nee na dañ koo wàññi 700 xaw ma ñaata ngeen dem gars yi di wër ci kër di ko jaay ay mille quelque mais jullit ak moo war a dimbali moromu jul solidarité weer bi weeru partage la de loo ci def bu la rëccee dootoo ko amaat mais bëgg a yokk dund gi yokk suukar yokk ceeb yokk lépp am na la nga xam ne du état am na partenaire mais am na parce que état dafa war a teg ay agent de contrôle ñu homologue prix yi mais tak ñu yokk prix yi loolu c'est pas normal waaw ñu tampon explosion boum ñu dem ñëwaat élément yi gën a saf bombu canon rek tak ñu ñëwaat dëkk bi tàkk na lii nañ si joxa dëkk bi tàkk na jëppee li ñoo ko gisandoo waa dëkk bi tàkk na lii nañ si joxa. Dans ce marché de Dakar, les clients hésitent, comparent et soupèsent avant de se décider à acheter. Car au Sénégal, les prix des produits de première nécessité n'arrêtent pas de grimper, suscitant l'inquiétude à quelques jours du Ramadan. Rien n'est abordable actuellement. Tous les aliments sont chers. Avant, un sac de choux coûtait 8 000 francs CFA, mais aujourd'hui, il coûte presque 20 000 francs. Et c'est pareil pour tous les produits. Plusieurs facteurs ont contribué à cette hausse. La période d'abord, car chaque année, les prix grimpent à l'approche du Ramadan. L'économie ensuite, avec une inflation qui ne cesse d'augmenter depuis un an, alors que le pays peine à se remettre de la pandémie de Covid-19. Enfin, la guerre en Ukraine, qui a impacté les prix des denrées un peu partout en Afrique. mu ñëwaat xaat këf maay ko waxaat ku ma teree defar dëkk bi dama lay faat ñu ñëw ci guddi laylatul xadri guddi gi am bar guddi gi ëpp barke damay fàttali soxna may mun a mbàkkee ma nga xam dafa commencé woon ci ginaar dem ba ci ay gileem ay milliers junne ginaar maanaam gars yi dañuy roy ci moom parce que moom li mu def ci guddi laylatul xadri li mu ciy def ba tey gisuma ku ko def guddi laylatul xadri nag dafa doon guddi nga xam ne moo gën ci li ma la waxoon bés yi ni mu amee bés yi ko gën muy vendredi mu woon weer yi la même chose weeru ramadan ci biir weer bi am na guddi bu gën ci guddi yi muy guddi laylatul xadri nga xam ni maanaam day jaamu yàlla nga yu ñu nangu laa la xam nga jaamu nga jaamu yàlla te duñu ko nangu maanaam jaamu yàlla bu ñu nangu junniy at boobu la koy weccoo xeetu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dañoo am ay bonus yi nga xam ne nii maanaam gars yi dañ doon dund ay parce que Noël dundoon na 900 et quelques ans presque 1000 ans xeetu Rasulullah bu ñu ñëwee daaw ñuy gudd fan yooyu yàlla dañ la dëxañal ci ay benn guddi ay benn fan wala ay benn naafi la nga am ci ay junni yu jaamu yàlla yu nangu donc dañ cee war a profité Laylatul Qadr nag boo ci mënee di ci jàng zikkar wàccee ci ay kaam xam nga def ci loolu danaa leen may benn si ñaari rakk yi nga xam ne boo ko dóoree yow dañ la dugal àjjana sa yaay sa papa ak say njaboot ñu dem ñëwaat bu ñu kenn kar tampon. dëkk bi tàkk na lii nañ si joxa dëkk bi tàkk na jëppee li ñoo ko gisandoo waa dëkk bi tàkk na lii nañ si joxa xuddatam min lisaani yafqahu qawli barke borom Tuuba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a war ci ab jullit ak ay mbokki jullitam di leen siyaar bi gën a jaadu ci ab taalibe ak ay mbokki taalibeem seen mbokkum taalibe mu ñu wax Serigne Assane Diaw mooy bëgg a laayanteeg yéen biir
ci njëriñ lu rëy loo xam ne dañ koy def ci laylatul qadar muy ñaari rakkaa yooyu julli ci guddi laylatul qadar ñaari rakkaa yooyu julli ci guddi laylatul qadar yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci njëriñ yu bari yoo xam ne ku góorgóorlu ba def ko sa àdduna ak sa àllaaxira lépp baax na. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni ad diinu nasiha diine mooy laayante biir kon nag dañoo bëgg a laayanteeg yéen biir ba waxtaan ak yéen ci ñaari rakkaa yooyu ngeen déglu ko bu baax teewlu ko te kenn ku nekk fas ko yéene def. yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaabaam bu ñuy wax Abdullahi ibnu Abbas radiyallahu taala anhu moo wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni bu guddig laylatul qadr ñëwee képp koo xam ne julli nga ci ñaari rakka bu njëkk bi bu mujj bi yëpp ñoo bokk noo koy defee rakka bu njëkk bi nga jàng fatiha ak qul huwallahu ahad juróom-ñaari yoon rakka ñaareel nga jël fatiha benn yoon qul huwallahu ahad juróom-ñaari yoon ñaari rakka yi daal di njàng mi daal di man nga sëggru koo daal di sujjóot daal di taaya daal di wax asalaamualeykum boo selmalee nag nga sikkar lii may bëgg a wax juróom-ñaar fukki yoon li ngay sikkar juróom-ñaar fukki yoon mooy astaghfirullaha wa atubu ilayhi astaghfirullaha wa atubu ilayhi astaghfirullaha wa atubu ilayhi nga def ko juróom-ñaar fukki yoon gannaaw bi nga selmalee ci ñaar rakkaay yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni sayidina abdullahi ibnu abbas radiallahu anhuma nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ni def nga ñaari rakkaay yi balaa ngaa jógee fi nga ko doon defee fi nga sukkoon doon ko def bala nga faa jógee yàlla jéggal na la jéggal sa ndey jéggal sa baay bala ngay jógee fi nga ko doon defee te nee na itam yàlla dana yabal ay malaaka ci sa kër yi àjjana yam la tabaxal yabal leen ci kër ya ñu lay jëmbatal ay garab di ko roose ca kër ya ak ca bunti kër ya ak di la fottarñil sa ñeenti tiwoo yi nga xam ni ci la ndox mi ngay naan boo nekkee ci biir àjjana te àjjana ñeenti tiwoo moo fay daw benn bi ndox lay xelli muy ndoxum kawsara beneen bi meew lay xelli beneen bi sàngara lay xelli beneen bi lem lay xelli sa ñeenti tiwoo yooyu nag mu yebal ay malaayika ñu dem ci biir àjjana di la ko fottarñil pour dara bañ ko fat loolu ku ko def da nga ci am loolu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa dëkk bi tàkk na jëppee li ñoo ko gisandoo waa dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa ma ñëwaat xaat këf maak moo xaat ku ma teree defar dëkk bi dama lay faaxaat ma ñëw ci ngant yi ngant weeru koor parce que ngant yi ñëpp xam nañ boo feebaree feebar naturel nag laa wax quoi waxuma tappale kon li ma doon wax sànq boo feebaree weeru koor maanaam woor wàcc na la parce que lañ taxaw fenn dafa am la nga xam ne nii ngant yi boo ne dafa am la nga xam ne muddu la tudd muddu 625 la nga xam ne nii maanaam bu fekkee yow tayoo ko weer da ngay joxe muddu muy 625 léegi nag bu fekkee da ngaa tey da ngay kafaara moom mooy da ngay wóor 2 mois yi nga xam ne doo ci dog benn boo ci dogee benn da nga koy commencé waat ba pare muddu yoo da nga koy joxe kon loolu xam nga ni di góorgóorlu woor moo ko gën su fekkee nag da nga am ngant yi nag ñëpp xam nañ feebar la boo feebaree wala nga doon mag dañ ko wàccee wala nga doon ku ëmb ku jigéen bu wérul wala nga ngay nàmpal loolu koor wàcc na la léegi nag koor bu la wàccee da nga koy fay soo demee ba nga xam ne mënoo ko nga fay ko bu fekkee nag ay mag yooyu nga xam ne mënoo koo fay loolu wàcc na la léegi nag ñu dem tampon dem xool élément bu ñëwaat. dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa dëkk bi tàkk na jëppee li ñoo ko gisandoo waa dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa bu ko defee ñi nga xam ne nag yoon may na leen ñu dog koor bokk na ca mag moo xam ne dafa jeex dem de mënatu woor kooku koor wàcc na ko ndax koor ku ko mën la ko yàlla teg am na koo xam ne ay atam mayatu ko muy woor kooku woor wàcc na ko kooku sopp nañ ci moom bis bu xëyee mu joxe 625 grammes ci ceeb bu ko neexee bu weeru tero rek mu boole ko joxe ko bu ko neexee bis bu xëyee joxe benn bu ko neexee néeg ba weeru jeex ba ñu weeri feeñ ne mu xam ne fanweeri fan la wala ñaar fukk juróom-ñeent la mu totaale ko joxe ko mën na koo séddale mën na ko jox kenn nit waaye bis set mu joxe mudd loolu mooy ki nga xam ne dafa dem ba mënatut a woor ngir ak mage naka noonu ki feebar docteur yi xamal ko ni ko mën a woor te feebar bi it du luy wér ne bu dee feebar boo xam ne yaakaar nañ mu wér day faju su wéree fay waaye koo xam ne feebar la joo xam ne jàpp nañ day dëkk ak moom jàppuñu dana wér
te amul benn jamono damay seddu jamono ju mën a fay ju mën a woor kooko woor wàcc na ko mu tam kooko it sopp nañ bu xëyee mu joxe am mudd muy 625 grammes ci yàpp. jigéen ji nga xam dafa toll ab diggante te bu wooree doom ji loru kooku daa war a dog bu fekkee doom ji du loru waaye dana sonn lool dagan na mu dog su ko defee moom bu weeru jeexee bu yàlla mayee jàmm ba mu set mu fay bu fay moom dara waru ko fay rek ko war day xool weeru ñaata bis la war mu fay lu toll noonu. jigéen ji nàmpal nga xam ne moom itam bu wooree doom ji du am lu mu nàmp te mën a gut a lekk kooku it mën na sañ naa dog waaye moom bu dogee ba doom ji dëgër ba muy fay bis bu set da koy boole joxe waale am mudd muy 625 grammes ceeb mooy liibar ak xaaju genn wàll liibar bis yi mu war a fa yépp da koy boole loolu di ko joxe. su ko defee nag képp koo xam ne da ngaa dog sa koor te tey ko ci rul ngant yi ñuy wax yow nekkoo jigéeni wérut nekkoo kuy nàmpal nekkoo ku feebar nekkoo mag mu jeex waaye daal ko sàggan rek la dog kooram te tey ko lekk mbaa mu naan goo xam ne ci gémmiñ la ko jaaree mbaa mu jaxasoog soxnaam te moo ko tey amut benn lay kooku kooram yàqu na fay bis ba war na ko kafaara war na ko te mooy mu woor ñaari weer yu mu toftale yoo xam ne bu ci dogoon benn bis lépp yàqu wala mu leel juróom benn fukki miskin ku ne mu jox la mudd boobu ñu wax loolu mooy daan yi ñuy teg te tey ko te amuloo ngànt te amu wenn layit bu xel nangu loolu jar na bàyyi xel kon weer wu ñu sàggane bi ci deseet ñi am ngànt ba wóoruñ bëgg nañ ñu suturaal ak wormaal weer wi bu ñuy xewul buñ toog ci kanam nit ñi deen wan ne man wóoruma dama am ngànt waaye làqutul naka jëkk nit ñu baax ñi soxna yi am ngànt doo ko mën a xam léeg-léeg daawu ko xam ci kër yi ndax ku ci jëfandiku da ngay feex ba kenn du la gis ndax wormaal weer wi ak suturaal sa bopp ak wormaal weer wi ak nit ñi nga dëkkal loolu it lu ma ta bàyyi xel la waaye bu lay rek man am naa ngànt kon mën na maa lekk ci kanam ñëpp man maa def lépp déedéet yooyu yëpp rek nañ ko bàyyi xel. waaw boo xamee nag jigéen woor na ba bëccëg jot baax feeñu ko koor ga yàqu na moom ca saasa mën naa dagg koor ga lekk ndax koor ga baaxutul santuñ ko it muy àggale bis bi muy jàpp saa bu setee te fajar jotagut mën naa woor doonte sangagut na yéene moo tax dañuy bëgg jigéen ñooñu gisuñ baax bala ñoo tëdd nañ xool seen bopp bu ñu gisee ne set nañ ñu sangu julli timis ak gee bu ñu yeewoo bu dee koor la bëgg nañ muy balaa fajar balaa jàpp jot mu xool boppam bu setee mu mën a yéene koor bu fi sangu xajee mu sangu bu fi sa xajut it baax na waaye mu yéene koor loolu it bokk na ci li nga xam ne jar na bàyyi xel baax a baax waaye daal ku gis baax ci bëccëgu Ramadan wala meret jigéen ji am doom ñooñu feek deret jooju setut bañ wóoru leen te bu ñu wooree koor du baax waaye rek dañ koy fay ñoom dañuy bu loolu jeexee dañuy fay koor gi bis yooyu nga xam ne dañ ko am. dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa dëkk bi tàkk na jëppee li ñoo ko gisandoo waa dëkk bi tàkk na lii nekk si joxa bu ñëwaat xaat këf maay waxaat ku ma teree defar dëkk bi dama lay faat Ramadan mubarak ñu ñëw ci diaspora bi weeru koor ak diaspora Sénégal fii nii waa Arabie Saoudite Makka may nañ 50 tonnes de tendrement ci 2025 bi jox ko à travers Diomaye président Diomaye Faye pour ñu dimbale ko de loolu dama ciy jël exemple muy société entreprise muy bonne volonté wala ñi nga xam ne yàlla may na leen barke ñuy jël seen alal jooju di ci jaamu yàlla naafila yooyu ñuy naafila baax na mais naafila yi war a def mooy ci jaamu yàlla seen alal yi muy société yi nga xam ne nii gars dañ leen a war a dagg ay taxes waaye ñëw Sénégal xam nga doo joxe doo def social doo def dara doo tabax ay juma doo tabax jàkk doo rénover école yi doo def dara loolu état bi moo ko seetaan c'est pas normal dalaa war a dagg ay taxes bu pare yow sa bénéfice bi ngay am noonu mu ciy dagg dëkk yëpp noonu lay demee Arabie Saoudite loolu mu def loolu exemple la na ko yeneen ambassadeurs yi def parce que ci weeru koor lañ nekk te Sénégal dëkk jullit la waaw rek tak ñu xool élément wu ñëwaat jàmbar moodu di dëkkee Dóor waar guddi ba fajar jàmbar moodu. Je voudrais, au nom de son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, magnifier cette action de bienfaisance qui constitue l'un des piliers de la coopération entre nos deux pays. باسم معالي رئيس الجمهورية باسيل جمال جعفر في يشيد بهذا العمل الخيري الذي يعكس العلاقة المتميزة بين البلدين.
Ce don de date sera distribué aux populations vulnérables ainsi qu'aux familles religieuses. مقابل هذا التبرع سيتم توزيعه على الأسر المحتاجة وكذلك على الأسر الدينية. Vous me permettrez de saluer l'excellente relation internationale et multidimensionnelle entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Sénégal. وكذلك ينتهز الفرصة للإنشاد بالعلاقة المتميزة المتعددة الجوانب بين المملكة العربية السعودية والسنغال. Je profite également de cette occasion solennelle pour saluer le dynamisme et le professionnalisme des relations de coopération qui existent entre nos deux pays. وكذلك أيضا ينتهز هذه الفرصة bum bum bombo claat ni bombo atomique buy éclate ñëw ak al wàccee bomb ku ma teree defaru dëkk bi dama lay kil gasal la sa tomb ñu ñëw ci lu xew ci internet bi ak weeru koor ñu dem xool élément bu ñëwaat. Jeunesse malsaine, venez en conscience, Jackay Mumbai, bomba sévère total, jeunesse malsaine, fils pervers, virgule imbré, côté les salés, jeunesse malsaine. Dernier appel pour le vol Ramadan 1446. Notre avion de la foi décolle de l'aéroport Shaaban vers la station du Pardon. Billet disponible pour les cœurs repentants. Guide du voyage, le Saint-Coran. Durée, 30 jours de spiritualité. Attachez vos ceintures de piété. À bord, interdit les distractions, médisance, envie, paroles blessantes et paresse spirituelle. Activités recommandées, lire le Coran, prière fervente, supplication sincère et générosité. Atterrissage prévu au premier takbir de l'Aïd. Grand prix, pardon des péchés, salut du feu et agrément divin. Ô Allah, accepte notre jeûne et nos prières. Ramadan Moubarak. La paix soit sur vous. Wassalamu alaikum. Jeunesse malsaine, venez en conscience, Jackay Mumbai, bomba sévère total, jeunesse malsaine, fils pervers, virgule imbré, côté les salés, jeunesse malsaine. mo ñëwaat xaat këf maay bu waxaat ku ma teree defar dëkk bi dama lay faat ku lu Daaru Salaam borom Thiès wax nañ maanaam élément yëpp wax nañ ko maanaam njëriñu weeru koor wax nañ ngëneelu weeru koor wax nañ lu yàq koor wax nañ leen ne ngant yi nga xam ne am na ci weeru koor wax nañ leen ne ndogu yi nga xam ne gars yi ñu ngi koy togg Baay Faal yi nga xam ne gars yi dañ leen a war a roy togg ndogu fii nii Baay Faal dañ koy def ay junni ak ay millions et des millions yooyu fële la ñu koy yóbbu Touba léegi nag fii jumaa yeeg jàkka yi ak kër yi yooyu dañoo war di togg conférence yi baax na gars yi di joxe ay lekk di servir ci mbedd yeeg yooyu yëpp baax na nañ ko multiplier mooy togg ndogu ñu ñëw ci suukaru koor baax na mais ngistal bu mu ci am ñu ñëw ci lu yokk prix de la première nécessité loolu état da cee war a jël mesure wala population bi jóg jël ci mesure Laylatul Qadr guddi gën ci guddi yi ñaari raak bonus yooyu jox nañ leen ko ñëw nañ ci weeru koor ak wér-gu-yaram santé maanaam li muy def sa yaram weeru koor ñëpp xam nañ ni maanaam day faj sa yaram cholestérol yi graisse yeeg feebar yeeg tànk métti yëpp dafay jaar dañ ñëw nañ ci maanaam diaspora bi maanaam Màkka ambassade bu Màkka waaw Màkka ni ñu jox Sénégal ñëw nañ ci jeexalee ci li xew ci internet bi kulu Daaru Salaam balaa maa dem moom may dédicace Malick Aw pas sant yàlla parce que dañuy suivre émission bi gars yi dañ koy suivre bi ma woo man leen naa leen may pas sant yàlla dédicace Malick Aw HLM Malick Gueye le musicien mi nodd foofu ñu ngi koy may ak Omar Ngom ñu ngi koy may maire Astou Sonko ñoom Ndeye Mariam ak Ahmed Fall ñu ngi koy may Assane Baye Fall Sophie borom Espagne ñu ngi koy may Assou Ndiaye madame Ndiaye ak doomam jigéen yi nga xam dañuy seetaan émission bi ñu ngi koy may Buntu Silla ak Kiné Dramé ak képp ku scotché di seetaan émission bi kulu Daaru Salaam borom Thiès dóor xat njaf fees dàq demi kees nee naa fees kulu Daaru Salaam wasalaam lu xew ci town bi lu xew ci dëkk bi lu xew ci dëkk bi jëlee fi lu yàq dëkk bi jug leen ñu defar dëkk bi dëkk bi jëlee fi lu yàq dëkk bi lu xew ci dëkk bi lu xew ci dëkk bi jëlee fi lu yàq dëkk bi